salaamaaleykum sunu mbokk internetu Sénégal 7 rey gi agression yi ak insécurité bi bëri na lool ci dëkk bi loolu waral seen site d'information bii di Sénégal 7 daal di jóg daal di def jàngat bu yaatu daal di wax ak ñi nga xamante ne ni acteur lañ waaye tamit ñi nga xam ne subir nañ yooyu les violences ak insécurité ñi ngi fii si Diamaguène Sicap Mbao ci week-end bi ki nga xamante ne ni moo di Xabane Dieng ñu koy woowee Gabi moom kat la kenn daal di faat ñu koy wax Assane Kama nekk seexu benn lutteur buñ naan Mama Lamine ñëw nañ fii nag daal di waxtaan ak ki nga xamante ne ni moo di yaay booyam di Aïcha waxtaan ak umpaañam waxtaan ak tamit ak frère am xaritam waaye tamit koo xamante ne ni moo leen yar mu di Ousmane ci koñ bi wax ji daal di nekk benn ki nga xamante ne ni moo ko def jëf ji kat si këram daan na fa nekk daan na fa fanaan daan nag supporté ki nga xamante ne nii moo di frère jumeau di lutteur bi di Mama Lamine si biir sunu dossier bi dinañ ci wax ak ñoo xamante ne nii seen xel dafa màcc si insécurité moom ku si mel ni Daouda Diagne moom tamit dina ci àddu ñu daal di ci waxal tamit ki nga xamante ne nii moo di commissaire u Diamaguène Sicap Mbao ak sociologue ba nga xamante ne nii lii lëmbe dëkk bi tiital parent tiital xale tiital ñëpp dinañ si jéem a wut solution waaye tamit dinañ yeete daal di sensibiliser ñi nga xamante ne ñi ñoo bokk di yeewoo ci biir Sénégal. lu metti torop laa yëg amoo lu du benn doom bu góor nga xëy ñu rayal la ko nii nga toog ñu wóole ne la ñëwal sa doom jëm nañ ko dafa metti torop xale bi samedi lañ ko rey ci guddi mooy sama taaw mooy sama benn doom bu góor kese ñu rayal ma ko. Sénégal daal lu ñu war a def lañ deful dañoo war a def lu nga xamante ni moom la sharia santaane ñu dox si waaw. lan la sharia santaane. sharia lu mu santaane ku rey ñu rey dañ la war a rey loolu lay sharia santaane mais Sénégal fii dëgg bi dañ koy laax-laaxal. non métti na moom métti na trop mais xam nga gannaaw lan la ñu accordé ku rey ñu rey la muy man ak tamit la manière xam nga involontaire dafa am volonté am nit mu nga xeex moom dóor ko mu dee loxo wala nga def ko yéen mu dee wala nga juum def ko yéen mais ku rey jël ay harmonie rey nit dañ la war a rey nañu waxante dëgg dafa yomb tamit xam nga rey nit ki nii tamit xam nga. des fois da ngay gis ni ñu rey nit ki nii xam nga des fois ay lijjanti suuf fii moom xam ne lépp lu fi daw bàyyi la nga dem du yoon yow doomu jàmbur xam yaay moom la yaakaar xam nga rey ko noonu demee noonu dafa yomb de. li ngeen jot a gis firndeel fu mbir yi toll Kiné Gaye Papis Niang Xabane Dieng ñetti nit yu ñu faat ci diggante ñetti fan lu ni mel di wone fu insécurité agression ak ray bi toll ci réew mi mu jéggi dayoo lool ku nekk guddi ak bëccëg ñi ngi faat wala di agressé ay doomi aadama taxaw seetlu doon lu war ba tax seen site d'information Sénégal 7 seeti ñenn ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wi ci kàddu ki nga xamante ne nii nag moo di sociologue bi di Malick Dia
ak ki nga xamante ne nii moo di spécialiste cybersécurité di El Hadji Daouda Diagne mbir mi kat li koy waral doon na lu bari lool ki nga xamante ne nii moo di spécialiste cybersécurité daali na si dolli ne li nga xamante ne nii moo di jëfandikoo sinébar bi daali na bokk ci li waral rey geek insécurité yi teg si gune yi jàpp ne ak lu ñu mënti def ak lu ñu mënti wax tamit dara du ci daal di dikk. da ngay nekk si quartier dëkk ak ay xale gis leen ñuy màgg ñi seen morom di jàngi nangu ñu jàngi seen morom di uti métier nangu ñu uti métier ba nga xëy gis ñu commencé di def par groupe di toog 15 di jël di fóon dara former des gangsters di former ay gang tu vois di former ay petits groupes ñu dem ba ci biir nga gis ñooñu dañuy commencé nga gis te benn kër manqué gaz bu subaa nga gis beneen kër manqué dara manqué télé ginnaaw ñëpp dañuy xam ñan la mais da nga gis ne kenn du wax parce que doomi diw la moo ci bokk doomu imam baa ngi ci doomu kilifa gaa baa ngi ci ki jërbaati diw la kii da nga dem ba nga xam ne askan bi ñoom dañuy gis loolu di ko nëpp nëppal bàyyi ko ci biir ñu dem ba ci biir mu indi agression dem ba ci biir mu indi rey tey boo gisee ñu bëri di organiser wu tey seen koñ yi mais am na koñ yoo xam ne nii boo fa dëkkul sañoo fa dugg te pourtant ñaawteef yaa nga fa donc pour te montrer que des fois dafay interne des fois dafay nekk loo xam ne day bokk ci askan bi. donc première cause bi mën nañu jàpp ni askan wi la. non askan bi mais mon ami xanaa xamoo ne yooyu agresseur suñu kër lañ dëkk muy agresseur bi muy def katu ñaawteef bi suñu kër lañ dëkk. la preuve vous me parlez de Kiné si je me trompe pas mooy ki ñu rey ci multiservice bi. mais xoolal ki ko rey nekkul étranger. c'est un proche moo ko rey. superviseur. voilà quand on parle de proche. mooy koo xam ne ni daf la xam di la fréquenter miin la. donc là on est plus nekkatuñu ci aspect bi nga xam ne ni on parle de koo xam ne xamuñu ko mu koj la ci mbedd rey la on parle plus de ça. donc pour montrer que dafa hétérogène maanaam nekkul loo xam ne da nga koy xool juste ci benn lancé mais dafa yaatu. dañoo nekk ci jamono joo xam ne li ko ëmb ci ay jafe-jafe dafa bari. mais nag ba tey li may wax mooy jafe-jafe yooyu warul tax ñaawteef yi di am ndax tey nga ñàkk warul tax nga song sa morom wala nga song ki nga xam ne da nga yor gànnaay song ko faat ko wala nga gaañ ko wala nga xoqatal ko pour nangu li mu yor. pour jëriñoo ko gis nañ ko fi ay yoon ñii ay moto la ñuy sàcc ñii ay téléphone ñii leneen ak leneen ba ci sax bëccëg ndar kam ñuy dugg ci kër yi di dajji kër yi di fekk nit ñi leen fekk seeni biir kër loolu yëpp mu ngi fi am te li ko waral li ci ëpp mooy ñi nga xam ne bëgg nañu am te nanguwuñoo sonn parce que nañu waxante li dëgg li am ci réew mi boo xoolee ndaw ñi li ci ëpp bëgg nañoo am mais nangu ñoo sonn. ku yaruwul munul daal di yare repère ñàkk ci ndaw ñi ba tax wéeruwaay ñàkk ñaawteef yi daal di bari waaye lu ni mel doonul rekk li nga xamante ne nii moo waral ñaawteef yi daal di bare El Hadji Daouda Diagne ak ki nga xamante ne nii moo di Ibrahima Sall jiite ASRED bu association boo xamante ne nii kat day daal di dimbale ñi ñu jàpp ci kaso yi ak ñi nga xamante ne nii ñi ngi ci biti di xamle ni li nga xamante ne nii moo di grâce présidentielle maanaam ñi njiitu réew mi di bàyyi ndax feetu tabaski wala feetu fin d'année kat am na ci doole bu baax. boo xoolee ñiy def ñaawteef yi ñu ci ëpp daña naan ñu ngi woon ndungu seen tëjoon nañ leen libéré nañ leen te ci ñi leen liberté boobu yëpp ñu am bokk na ci soit mu doon liberté provisoire wala lu ci ëpp grâce présidentielle bu ñu seetloo bu ñu jógee ci yenn événement majeur muy tabaski wala 4 avril wala korité nga xam ne njiitu réew mi day am ñu muy jéggal génn leen ci kaso yi ci ñaari weer yu ci topp ñetti weer yi agression yi day bari càcc gi day bari kon il faut ñu xoolaat ñan la ñuy libérer loolu parce que dégg naa souvent ñu ciy wax naan ñi ñuy may grâce daanaka du ñoo xam ne mérité nañ ko wala nangam donc man xaw ma exactement mënu ma jox dara parce que xaw ma ban procédure ban yoon la ñuy jaar
ba nit ki am grâce xaw ma ko wante ñi ñuy may grâce tamit war nañ leen xoolal ndax koo xam ne dafa faat nit nga bàyyi ko mu génn mais bu génnee day faataat jikook borom pax koo xam ne def ko te ñaawteef la ñëpp xam nañ ko ci loolu nga génne ko ñu tëj ko juróomi at mu def benn wala benn genn wàll nga génne ko ndax da nga ne dafa am comportement bu baax ci biir kaso bi moo tax nga génne ko déedéet mais ki xam ne tey bu nekkee ci kaso bi am comportement bu baax ci biir kaso bi ñu bàyyi ko mais loolu lay dawal ci biir kaso bi su génnee sol mbubb ba mu soloon ba tax mu dugg kaso kon grâce présidentielle yi lu ñu war a xoolaat. lii lépp conséquence su kaso yu bon yi la parce que ñii di agressé ñii di rey ñëpp bu fekkee da nga def sondage bu dee 10 personnes lañu 7 yi prison lañu jóge bu dee ci wàllu crime da nga jël ci crime da ngay catégoriser crime yi d'abord xam nga même boo xoolee crime sax bu ñu koy àtte ci yoon àtte yi dafay wute xam nga man ak yow ñuy xeex rek ma dóor la rek nga dee fa loolu mënuñu ko àtte ak crime bi nga xam ne nit ki day dox di liggéey ma jël ko jam ko te boo defaatee boo jëlaatee baromètre bi nga def ay calcul ñii di rey nii rey yi nga mujj dégg ñëpp amul kenn ku ne la kii mi ngi si ñaareeli reyam à l'exception de 2 personnes si ñi ma la cité 2 personnes ñoo nekk si seen 2e crime ñi si des ñëpp seen premier crime lañ doon nga jëlaat beneen pàcc ñu si ëpp si ñoom du ñu ay bandi du ñu mës a dem kaso du ñu ay agresseur ay gens normal lañ donc cela veut dire que y a problème dans cette société yow da ngay ñëw jël si sa ñaw téyër bi ne la pareegul nga jël si sa jam ko da ngay doxaan fii benn gel bi ne la nobuma la nga jël paaka jam ko ñooñ def acte yooyu du ñu ay bandi duñ ñu jóge prison. sénégalais yi di dund ci psychose agression yi tàmbali ci 19h bëccëg la ñuy daanu sa kaw daal di jël li leen neex wala daal di lay faat li nga xamante ne nii nag moo waral mbir mi ki nga xamante ne nii moo di El Hadji Daouda daal di ci àddu. léegi bëccëg bi lañ koy def te loolu moo tax mu doy waar lan moo tax bëccëg bi ça veut dire que tey ki koy def ragalatul daan biñ koy daan ki koy def xëy na ragalatul kaso. bu ñu ko jàppee yoonam new ci danaan dañ may jàpp damay dugg damay génnaat donc day indiwaat problème mu grâce bi moo doon wax sànq rek grâce yooyu ñuy def il faut ñu xool bu baax a baax ñi ñuy gracier ak ñi ñu warul gracier de manière vraiment rigoureuse il faut ñu xoolaat ko càccum xale bi tamit yaakaar naa ni fi mu nekk nii mu ngi bëgg jéggim dayo te yaakaar naa mag ñi sax dañ leen sàcc de bu baax ndax damaa dégg keroog benn waaye di wax naan li ko waral mooy trafic d'organes xam nga kooku beneen problème mi ngi noonu kon yaakaar naa ni suñu autorités yi surtout les services de sécurité li ñu yaakaar naa ne am nañu liggéey bu metti ay jàmbaar lañu fu ne ña nga ca ñaawteef bu ne ña nga ca pour jëm ko leeral pour jëm ko faagaagal waaye nit ñi la kenn mënul xam fu ñu leen di jaar. kaaraange gi daal di nax saay force de l'ordre yi ak ñi nga xamante ne ni ñoo di autorités yi mel ne mbir mi da leen na dépassé wala nit ñi ñoo faaleetul li nga xamante ne ni mooy ay daan yu war a nekk ci seeni kaw Daouda mi ngi ñi xamle ni kat ñi nga xamante ne ni moo ji nit ñi dafa mel ni dañu daal di démystifier li di prison. léegi bëccëg bi lañ koy def te loolu moo tax mu doy waar lan moo tax bëccëg bi. ça veut dire que tey ki koy def ragalatul daan biñ koy daan ki koy def xëy na ragalatul kaso buñ ko jàppee yoonam new ci danaan dañ may jàpp damay dugg damay génnaat donc day indiwaat problème mu grâce bi moo doon wax sànq rek grâce yooyu ñuy def il faut ñu xool bu baax a baax ñi ñuy gracier ak ñi ñu warul gracier. jafe-jafe boo gis ak jàngoro boo gis saafara moo ko mën a dindi moo ko mën a teggi ci kaw askan wi ngir xeex nag li nga xamante ne ni moo di rey gi insécurité bi ak yeneen ak yeneen yi lëmbe réew mi sociologue bi di Malick Dia ak spécialiste cybersécurité di El Hadji Daouda Diagne lii daal lañu daal di digle. nguur gi nañu taxawaay bu mat taxawaay ci xeex ñaawteef yi xeex agression yi. kooku benn la ñoom yaakaar naa ni service yi nga xam ne ñu ngi fi di xeex loolu ñoom xam nañu nuñ koy xeexee donc man ak sama xam-xam bu néew mënuma leen jàngal dara ñoo ma ko gën a xam
yar gi ci kër gi nañ ci gën a taxaw xale yi nañ leen gën a saytu nañ leen gën a toppatoo nañ leen gën a encadrer xool ci lu ñuy ne suba ba ngoon bu ko defee bu yar gi ci biir kër gi bu gënee baax rek bu gënee ñoŋ rek yaakaar naa ni jikko yi dana soppeeku parce que jikko yi la ñu war a soppi fu mu nekk nii kooku di ñaar ñetteel bi mooy population yi ñoom it nañu collaborer koo gis nga xam ne mu ngi sa gox di def yi ñaawteef mais boole ko mais nag pour nga boole ko foog nga xam fooy jaar donc jumtukaay yooyu ñu war a jaar pour boole leen il faut que tamit ñu indi kooku nag man mënuma ko def yow mënoo ko def faw nguur gee ci taxaw te jumtukaay xarale yi foo ne ci Sénégal mën nga ne man kat tey sama gox gis naa fa ñu bees ñu fa wàcc kenn xamu leen ci gox bi lu ñu fi def xamuñu ko nga boole leen donc population aussi il faut ñuy collaborer donc yaakaar naa ne daal yooyu buñ ci taxawee bu baax nguur gi taxaw ci kaaraange askan bi bu baax xeex njaayam sineebar taral yat wi muy daal bu baax waajur yi gën a yar xale yi di leen seetu di leen surveiller population bi collaborer yaakaar naa ni su boobaa problème bi mën naa wàññeeku. li si jiitu mooy nguur parce que nag le contrat bi ñu seq ak nguur. mooy mu aar ñu. contrat bi ñu seq ak nguur mooy tey ku ci nekk war a mën a jug heure bi nga bëgg a jug. pour uti ji xam-xam. heure bi nga bëgg a jug liggéey nga mën a jug. heure bi nga bëgg a jug dem dox sa soxla nga mën ko jug dox dem marché dem fu la neex te doo tiit sa xel dafay dal. dëkk bi nga juddoo màggee fi waroo fi dox di tiit. dëkk bi nga juddoo màggee fi Sénégal dëkku góor la Sénégal dëkku jàmbaar la. dëkk la boo xam ne kenn xamee ñu yenn histoire yi kenn xamee ñu yenn ay rey dëkk boo xam ne ngay génn di tiit wóolatoo kenn ko dajal da nga koy xoolaat 1000 fois te amaana moom aussi am na même réaction que yow mu yaa ngi naan kii mën na ma agressé fekk moom sax mu ngi tiit naan kii dina ma agressé kenn wóolatul kenn. foofu lañ jëm muy benn. l'autre chose bi nga xam ne peut-être war nañ fa yegg mon ami dafa am benn entité boo xam ne dañ koy xeeb lool or c'est l'entité la plus importante au Sénégal ce sont nos quartiers il y a 10 ans conseil de quartier amul woon aujourd'hui on a les conseils de quartier qui doivent se réorganiser on les utilise mal te man loolu c'est un cri de cœur bu may def le conseil de quartier dafa am ay volets il y a le volet éducation il y a le volet santé il y a le volet mais est-ce que ñu ngi xool te wala tey jii nos quartiers mais nos quartiers sont sales amul nettoyage amul dara ñi ñaa ngi xiif ñi ñaa ngi mar ñi ñaa ngi am ay histoire ñi ñaa ngi xeex di xuloo ñi ñaa ngi porter plainte or le conseil de quartier est là loo xam ne ni amuñu ko woon muy entité boo xam ne dafa am importance c'est cette même entité là qui doit porter le combat avec nos ASC qui malheureusement aujourd'hui ils font trop focus sur le sport le sport c'est bien mais ce n'est pas que ça l'éducation elle est là les autres aspects sont là les autres urgences sont là te tey jii dañu xaar nguur trop mais il y a combien de quartiers au Sénégal est-ce que nguur mën na jël quartier bu ne mu def fa dara wala mu c'est pas possible kon ñun nañu organiser waat suñu quartier yi sur le plan sanitaire xale yi ñu ngi am ay infection ñu ngi am lii ñu ngi am là il faut les organiser teg ay tey débat waxtaan ak ñoom comment il faut se protéger nan la ñuy def ba mën teg abstinence li jëm ci wàllu éducation lii mooy nit ku baax nit da nga war a aspirer nekk un médecin da nga war a aspirer nekk nangam da nga war a aspirer nekk imam ci wàllum éducation nit da nga war a aspirer am nekk gor da nga war a aspirer nekk nit ku am jom te quartier bi lu fi yàqu warul yàqoo ci yow chetttt mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.